asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo berne ñu dellu si waat ak yéen si seen émission tey nag dañ leen di indil benn togg boo xam ni c'est mexicain mais dama koy def à ma façon et selon noo xamante ne ñun sénégalais yi surtout dinañ ko bëgg mu nekk li ñuy wax chili rellenos mais dafay nekk man sama bos lii nag moo siy dem dinañu soxla kii lii genre kaani la mais kaani boo xam ni saful daal xam nga mooy comme nga ne kaani salade yooyu noonu genre yooyu la léegi ñu ngi koy wax poblano ku ko amul mun nga utiliser su fekkee am nga ay poivron yooyu nga def ko parce que à défaut de lii mun nga ko def aussi dinaa soxla aussi nen damay séparer blanc bi ak jaune bi dinaa soxla sama ay épices yi ñu ngi am curcuma dégg ma ne curcuma cumin voilà am ail en poudre oignon en poudre daal di am aussi chili wala paprika dinañ soxla soble dinañ soxla ay tomate tomate yi nag ku nekk bi nga am man tey dafa fekk ma am yu pot yi soo amul yu pot yi mun nga jël tomate comme yi ñuy def ci salade yi noonu nga daal di koy jël mooy tomate fraîche nga daal di koy jël daggate ko dinaa leen woon après plus tard noo koy defee dinañ soxla aussi farine boo am rek man farine de coco laay utiliser xam nga ki nga xam ne farine de blé la bëgg a utiliser mun na ko def dinaa soxla fromage bi c'est optionnel man si sama bos mais sinon bu fekkee ni bu authentique bi la fromage si boppam ngay def si biir dinaa soxla aussi dama koy boole ak ceeb donc ceeb bi mu nekk le riz mexicain mosoon nañ ko fi defar xaw na yàgg tuuti dañ koy indiwaat rek encore pour fàttali nit ñi juste pour beneen variété dinaa soxla ndawal ci sama bos foofu la changement bi di ñëwee ndawal laa siy def dinaa soxla tamit diw pour li mooy li nga xamante ni moom laay daal di saafee yëf yi sans plus tarder du ñu def rek lu du ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà gis ngeen fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw commencer jël suñu genre kaani yi muy poblano yi dañ koy lakk mun nga ko def ci sa four soo yorul four nga def ko ci kaw poêle par exemple xaaral ma wan leen voilà da ngay koy def ci sa four boo amul four nga jël poêle nii daal di ko ciy teg doo ci def diw doo ci def dara pour lakk ko da nga koy tourner nag sens bu nekk léegi nag soo amee gaz moom nii rek nga koy tegee ci kaw bàyyi ko mu lakkal la ko donc maanaam fumeel la ko bu baax a baax après dañuy jéem a dindi der bi incha allah léegi nii laa koy def rek gaz bi defal ma lépp gis nga ni muy def nii xam nga lii mosoon nañ ko def ci kii donc dama koy tourner rek côté yëpp ba nga xamante ne dem na ba mel nii après ñu def ko soit ci mbuus wala foo xamante ni da nga koy upp boo amee kii këyit saaku la xaw ma nga xam ne da nga koy tëj air du fa dugg dara du fa dugg bu ko defee nga xamante ni yow dootoo kii da ngay bàyyi noonu upp ko hermétiquement ay 15 minutes yooyu pour nga mun ko xolli voilà gis ngeen nii rek lay def ma daal di jël sama mbuus bi après dinañ leen ko wan def ko ci biir gis nga fi mu nekk nii danga naan buy sama xëm na mais xamul nii lañ parce que loolu lañ ci bëgg gis nga ma jël mbuus bi tëj dindi air bi yépp tëj donc ñu daal di ñëw yeggale nga xam ne bu ñu paree daal di ñëw jubal ci kii bi sauce bi le temps moom muy sedd ba nga xam ne dinañ ko mun a kii utiliser voilà la famille dañuy ñëw defar fii comme li ma leen waxoon rek riz mexicain dañuy ñëw defar tey donc riz mexicain bi nag ku nekk yow yaa xool rek ni nga koy defaree des fois ma def ci boo xam ne day am soble des fois du am soble ma def ko noonu ak ay épices kese ceeb bi ak ay épices donc dañuy commencer ma daal di jël sama poivron dagg def ci bismillah mook soble bi bismillah ma daal di sotti sama diw bi bëgguma ko woon def bala muy sens sama kaw moo taxoon ma njëkk a def kii légumes kii soble beeg poivron yi bismillah
dañ koy sauté tuuti bu demee ba xaw a nooy nii rek ma daal di dem jëli ji sama tamaate soo amee tamaate njamb nga def si soo amee tamaate loqati non pas loqati doom bi nga def si même tamaate loqati su la neexee nga def si tuuti rek soupçon du bari mais je pense que man tey dama koy omettre tamaate njamb bi laa siy def incha allah. voilà donc damay daal di jël sama paprika bismillah def ci daal di jël oignon en poudre ail en poudre def si daal di jël laaj bu tooy bi tam def si daal di siy def tuuti cumin waxuma curcumin rek cumin xet baa ngi neex ba nga ne ma lii lan la léegi tamaate njamb bi laay jël rek def si gis nga moo tax ma ne leen ku amul pot bi mun nga jël sa tamaate njamb rek def si bismillah voilà gis ngeen léegi dama siy def suñu mélange d'épices bi bismillah mooy bi nga xam ne ñoo koy defaral suñu bopp moom tam yëngal daal di ñëw def laaj bu tooy bi nag léegi gis nga sama bos dafa am poivre noir donc c'est pas grave voilà dañ koy bàyyi nii ay peut-être 1 minute rek après ma daal di jël ceeb bi def si njulug ko nag léegi incha allah voilà gis ngeen léegi damay jël ceeb bi bismillah def si ceeb bi su ma ko defaree du taxaw daf lay jox tuuti kiiwu impression que nga mel ni kuy togg ceebu jën gis nga du xonk yu ëpp yooyu loolu mooy différence am ak ceebu jën bi ak jën beek yooyu donc ceeb bi kese da ngay def ba nga xamante ne day am goût neex ba bëgg a dee man su ma ko toggee xale yi noonu lañ koy lekkee laa lay wax nii duñ ko booleeg dara lu mu ànd ñu ne la non non ñoom ceeb bi rek baax na noonu léegi nag ñu ñëw njuluk def sel après defaale suñu laurier bismillah ku nekk yow yaa xool sa ndox sa ceeb nu mu bëggee ndox bu la wóorul rek defal njuluk bu yem après ngay dolli man ceeb bi xam naa ni xam naa ko dafa xaw a bëgg ndox tuuti rek tuuti sel jël laurier bismillah def ci jël tuuti kaani sóoraale ko yokk gaz bi mu bax buy bax ma koy wàññi incha allah voilà gis nga léegi fi mu nekk nii damay daal di ñëw defar sama farce bi nga xam ne moom la ñuy def ci biir suñu kii yi poivron yi ñu yore yi noonu façon kaani bi poblano yi donc comme li ma leen waxoon rek man normalement fromage kese lay am ci biir mais xam nga ñu en tant que sénégalais soo ko joxee fromage kese dina la laaj yow ana yeneen affaires yi ciy dem donc man bii dinaa ci def viande hachée ku amul viande hachée même boo amee yàpp boo xam ne dafa desoon nga fejet ko moo xam ginaar la moo xam yàpp nag la walla xar nga fejet ko mun na ko def des fois damay jël kii bi ginaar bi bu ma amee poitrine bi ma daal di koy dagg ay cube comme bu ma bëggee defar rek yenn kii yu sew sewaan dagg ko ay cube daal di koy def ci biir daal di def farce bi comme ni may def nii rek laay def mais mu nekk ay cube ginaar tey jii nag comme li ma wax rek viande hachée la ñu am tuuti rek laa ci soxla bismillah voilà dama bëgg tojate ko yépp bëgguma mu am benn kii bu rëy donj yu rëy voilà gis ngeen fi mu nekk nii suñu viande hachée bi pare na léegi da ngay jël sa soble nga dagg ko def ko ci biir man pour bañ mu tooy damay jël gis nga sama oignon bi nga xamante ni dañ ko déshydraté nii nga xam ne day wow oignon bu wow bi moom rek laay jël parce que dama ko yore moo tax moom laay jël def ko bu dul loolu su ma defoon tey jii soble bi il faut ma toog di ko xaar ba ndox bi yëpp deñ affaire yooyu léegi lii man dina ma gagneloo du temps bu baax a baax donc quantité bi c'est selon votre goût voilà donc léegi man damay fexe rek yëf yi xaw a nooy tuuti ba nga xam ni di day hydraté wu waat nga xam ni soble bi dina nooy bu baax pour loolu am dama siy def tuuti épice nga xamante ni gis nga suñu mélange d'épices def tuuti poivre noir ma ñëw def tuuti sel ku mu neex nga def kaani ak yooyu mais man je trouve que war na baax nii pour le moment ma paree dinaa dagg tuuti rek ci poivron ma def ci moom aussi tuuti rek laa ci soxla ku ko amul bon c'est bon
voilà gis ngeen suñu kaan yi ñoo nekk nii gis nga nu mu ñaqee vapeur bi nu mu desee ci biir loolu lañ soxla woon donc dañ koy ubbi daal di commencer jël benn par benn incha allah di ko fomp pour dindi yëf yi su la neexee nga jël sa comment ça s'appelle sa kuddu wala paaka comme par exemple nii di ko fomp mais li gën a efficace mooy nga jël sa torchon wala sopalin nga jël ko rek di ko ci fomp nii gis nga dalay topp ñu fexe bañ ko xotti daal parce que après dafay xaw a nooy tuuti kaani wala poivron bu ñu lakk dafa neex ba nga xamante ni dafay jox goût bi dafay changer goût poivron bi ci boppam daal c'est très 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 délicieux te bu la neexee lii nii par exemple affaire bii nii soo ko amee kaani moo xam kaani salade la moo xam poblano yii la li ngay def mooy boo ci mënee defar quantité bu bari gis nga comme nii defar yëpp dindi ko fomp ko ba mu set et tout boo paree daal di koy jël vider ko nga daal di koy jël nag léegi dugal ko ci sa benn gis nga duma ko xar yëpp parce que dama koy farce après damay fexe rek dindi li nekk ci biir léegi nga daal di koy jël daal di koy dugal ci sa kii comment def ko ci sa congélateur def ko ci ay mbuus congelé ko nga xam ni yow bés boo soxlaa rek da ngay ñëw rek génnee daal di def sa farce gis nga loolu tam da lay gagneloo du temps donc mu ngi nii rek lañ koy defee dindi li nekk ci biir yëpp voilà yëf yi jarul set wecc dindi rek ñuul yi bu baax soo amee beneen récipient nag nga defee ko foofu moo gën parce que sinon lii double travail la lay indil da ngay obligé nekk di fompaat affaire yi nii donc soo defee nii rek gis nga mi ngi nii jeex na dama koy daal di jël tegee ko à côté su ko defee ñu daal di yeggale bu ñu paree ñëwaat ak yéen incha allah. voilà gis ngeen fi mu nekk nii lii am mooy xoos nañu suñu kii bi ba pare léegi dama leen di jox ñaari astuce yu nekk ci biir benn su fekkee yaa xam sopalin ngay yore wala torchon bu ko tooyal ni mu woowee noonu si la lay dimbalee nga xam ne day dindi yëf yi directement beneen bi mooy si biir soo ko xaree ba pare su la neexee xoox yi nekk si biir nga dindi ko ba mu set wecc su la neexee aussi su fekkee dérangé wu la mun nga ko bàyyi foofu mais dafay neex rek nga xaw a wàññi même bu dul sax lépp nga def nga wàññi ko te boo koy dindi man je vous conseille nga jël gis nga ni ma jëlee kuddu bi daf lay topp directement nga xamante ni du la indil ay jafe-jafe donc nii rek ngay def xoos ko délicatement ci biir daal di teg nii à côté boo paree daal di koy nettoyer. donc man am si quelque ça ne me dérange pas bii bon set na assez donc damay daal di ñëw rek léegi def si farce yi en principe ñu si bëri dañuy jël fromage rek ku nekk fromage bi nga am ba mu des à tartiner mais fromage bu ñu râpé boo am rek mun nga ko si def mais man damay bëgg def si incha allah tuuti ndawal si biir donc damay commencer def tuuti fromage si biir looloo tax defuñu diw defuñu lenn si biir farce bi bismillah da ngay def rek lu yem parce que da ngay nit ñi dañuy am tendance di ko def ba mu dëll carrément loolu te mu tas boo koy saaf. léegi ma daal di jël tuuti ci sama kii bi ndawal gi def ci gis nga boo defee tuuti daal di jëlaat bu la neexee tuuti fromage rek teg ci digg bi donc nga xam ne day nekk comme poche su la neexee nga bàyyi ko nii walla nga jël sa cure-dent nga tëj ko. looloo tax ma doon bëgg a def incision bu ndaw parce que loolu dina ma permettre lii yëpp duma ko ci defante duma ci def kii bi daal cure-dent bi damay essayer de pour bañ a jël ñaari cure-dent fi mu nekk nii benn bii laa ko bëgg a jëlee ñebal ko ci yëpp donc ñu xool lu mu ñuy jox damay mel ni ku yor sama pusoog machine xaw ma pusoog machine xaw ma pusoog wëñ di ñaw voilà baax na nii gis nga ma dindi quelques affaires yi nii daal di teg nii à côté gis nga dalay jox sax forme kii bi ci boppam kaani bi nu mu meloon voilà donc nii la ñuy yeggalee rek bu ñu paree daal di leen ñëw wan incha allah ñu neneen kii nen yeeg yooyu nuñ ko ci defee encore pané ko seeg yooyu voilà gis ngeen fi mu nekk nii nag léegi dañuy ñëw defar li nga xam ni moom la ñuy pané yëf yi muy suñu farce yi ñuy defaroon ba pare léegi li ñuy def mooy gis ngeen 4 nen yooyu ma yore woon yooyu yaay xool ça dépend quantité bi nga def man damay jël généralement ma def benn nen par poivron
léegi comme dama gis ni maa ngi yore 2 4 6 voilà yenn ñaar yi dañoo ndaw donc dama jël rek 4 nen su ma neexoon mun naa jël 5 nen léegi damay daal di jël nen bi toujours rek température ambiante léegi damay séparer jaune bi ak blanc bi parce que damay fouetter blanc bi ba mu di nekk neige carrément après ma xaw a fouetter tuuti rek kii bi jaune d'œuf bi pour incorporer ko si ki nga xam ne nag fouetter blanc bi daf ko nar a sonal bu ko neexee mun na bañ a def loolu yëpp mu daal di leen bañ a séparer fouetter leen noonu ensemble mais soo ko fouetter séparément def blanc d'œuf bi ba mu nekk neige def jaune d'œuf bi tuuti rek noonu après incorporer ko si daf koy jox benn air dafay am benn kii bu air yi quoi dafay light maanaam dafay léger voilà loolu lay def et puis dafay neex ba nga xamante ni parce que air kese lay nekk donc ma daal di séparer commencer ko fouetter incha allah bismillah ñu fexe nag ba nga xam ni benn blanc du dem benn jaune du dem ci kii bi blanc d'œuf bi donc fii laay def blanc bi moom directement jël jaune bi def ko ci beneen récipient jaune bi moom su ci blanc demee c'est pas grave mais blanc bi kay nga munta am benn jaune d'œuf bu dul lool rek du fouetter comme ni nga ko bëggee du la jox volume daal. voilà gis nga pare na taf en moins de 3 minutes robot bi defal nañu ko gis nga. voilà léegi même xaaral ma jël comme ça du ma tilimal beneen fouet donc gis nga jaune d'œuf bi gis ngeen tey de bu tayal bi laa ko def laa leen wax ni gis nga jaune bi laay bati nii rek ak même fouet bi ñu doon defee bu suñu robot bi léegi dama siy def suñu mélange d'épices bi nga xam ne dafa am oignon en poudre bi ak ail en poudre bi donc ñoom laay def si biir comme ça moom aussi mu assaisonné kii bi togg bi gis nga jaune bi c'est juste pour tas ko ba lépp mélangé wu gis nga curcuma bi moo ko def nii donc dama koy jël daal di koy fouetter si daal di koy mélanger si kii bi si blanc d'œuf bi donc pour bañ a ñàkk sama volume damay jël tuuti mélanger ko fii donc bii même bu peeree sax c'est pas grave mais dina neex a incorporer fële voilà gis nga ni mel nii loolu mooy def su ma ko yóbboo fële bu ma koy mélanger day neex a mélanger ba bëgg a dee su ma jëloon jaune bi noonu rek def ko daf may sonal da leen di fàttali bi ñuy defal suñu macaron yi loolu de la may fàttali nii voilà donc ñu jël gis ngeen toujours rek pour bañ a perdre sama volume gis nga ku mu neex nga def fii nii curcumin tamit kii cumin tuuti si fii jeex na tàkk léegi nag ki nga xam ni moom bëggul saaf par exemple tey jii bëggul woon saaf dafay bàyyi nii rek bu ko neexee mu dugal ko si biir four bi sans pour autant mu def si bada bii nii mais comme man tey dama koy jéem a saaf ndax gars yi loolu la ñu bëgg donc damay def loolu daal di teg sama poêle en attendant ndànk def si diw muy tàng ma daal di ñeen ñëw wan nu ñuy defee ñun suñu saaf. voilà gis ngeen li ma def mooy comme defuma woon si kii bi mélange d'œuf bi tuuti cumin dama ko def fii si farine bi ak tuuti suñu mélange d'épices bi ma def ko si farine bi comme li ma leen di wax toujours rek farine yeeg yooyu dañ koy épicer bu baax nga xam ne day am goût ba bëgg a dee donc xaaral ma jël sama loxo rapidement ndax ma jóge fi voilà donc gis nga à ce niveau ma daal di jël suñu pepe yi gis nga fexe rek mu laal fu ne lii man sama système la damay def yëpp farine nga xamante ni su ma paree dama koy dugal rek ci nen bi nga xam ni ci diw bi la ñuy jëm directement bu boobaa sama loxo même bu taqee aussi du ma nekk di inquiété wu parce que def naa farine bi duma ko laalaat daal ñu fexe éviter mu dugg ci biir ci crevice yi nga xamante ni foofu lañ def farce bi voilà gis nga pousse ni daal di commencer dañuy ñëw rek gis nga dugal ko fii bismillah gis nga dugal ko ci biir mu daal di jàpp affaire yi tuuti nii rek la ñuy def dem saafi ko directement
gis ngeen ma li may def nii c'est optionnel damay def nii juste pour nga xamante ni su ma koy ëlbati yëf yi doo risquer mu daal di tas sa loxo daal donc da ngay teg nii rek diw bi nii ci kawam comme ça mu joxal la head start foofu si yii nii nga xam ne boo koy tourner doo sonn. voilà léegi fi mu nekk nii dañuy ñëw defar sauce bi nga xam ne moom mooy ànd ak suñu chili rellenos yi donc damay continuer toujours ci lancé bi ñu nekkoon comme dañu meloon ni ku fumer affaire yi dañuy def même chose donc soble laay jël bismillah teg ko nii benn moitié soble rek laa dagg donc teg ko donc fi mu nekk nii damay xaar bu côté benn bi dooree bu baax ma daal di koy ëlbatiwaat dooreel yeneen côté yi su ko defee bu ñu paree dañ koy fay soo amee tamaate par exemple tamit bi nga xam ne da nga ko bëgg a dooreel pour sauce bi nga def ko mais man dama am bi boo xam bu ñu lakk nga def ko mais man damaa am tamaate bu nekk ci pot boo xam ne dañ ko lakk ba pare donc loolu mu gañeloo ma énormément de temps moom laay utiliser incha allah su ku bëgg tamit kaani moo xam jalapeño la wala lu mu munti doon mun nga ko defaale fii moom tamit nga koy lakkaale. mun naa ko bàyyiwaat tuuti ba ci kanam. voilà gis nga suñu kii bi mu ngi nii baax na nii donc dañ koy fay rek daal di koy dem def ci suñu blender moom moo ñu koy defal daal di indiwaat sauce bi fii laa koy toggaatee encore tuuti rek. gis nga tomate bi moom tamit fire roasted gis nga dañ ko lakk comme ni ñu lakkee yeneen yii nii rek donc moom laay jël rek sotti ko lépp laay def ci biir incha allah bismillah moom tam dañ ci boole tuuti kaani bu ñu lakk tamit léegi ñu daal di koy purée dañ koy jël rek purée ko. voilà gis nga kii bi laay jël rek teg bu la neexee nga segg ko mais man damay bëgg di dajaale yëf yi soble yeeg yooyu ci biir donc mu ngi nii. kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indiloon leen tey li ñuy wax chili rellenos daal di koy boole ak li ñuy wax le riz mexicain donc mu nekk nii ngeen gis ci el bi ma daal di defaroon sama pico de gallo mu nekk salsa bi nga xamante ni pomme kii la nee naa ko pomme de terre tomate fraîche la ñuy dagg ak soble donc wanoon nañ leen ko fi saa yu ñuy defar maanaam comme li nga xamante ni ay fajitas la yooyu dañ koy defar donc mu ngi ci vidéo yi moom lañ ko booleel ku nekk rek yow yaay xool loo ko booleel beneen plat ba la ngeen gis ne le mu nekk riz boobu noonu nekkul ceeb bi de gis nga nu ñu ndiroo ñoom ñaar mais bii nii c'est à base de chou-fleur donc dañ doon wan ni rek ki nga xamante ni du lekk lu am glucide wala dafay xool aussi li muy lekk surtout les diabétiques mun nañu def même chose ak chou-fleur te du la wàññi doo goût bi du changer dara defal nañ leen ko tuto pour ñi nga xam ne intéressé na leen di leen wax bu leen fàttee di partager vidéo yi di ko aimer mais surtout aussi ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan te abonné wuñu ñu abonné te bu ñu fàtte aussi appuyer ci cloche bi comme ça mu leen di notifier à chaque fois ñu dugal leen tey nag émission bi dama koy jël jox ko képp ki nga xamante ni rek yow yaay safoo bernde di ko jox plus particulièrement sama sister bi nga xamante ni moom moo nekk Las Vegas ñu koy wax Soxna Jaara ak borom këram muy sëñ Sidi ñoom ñëpp ñu ngi leen koy jox ak aussi di ko jox aussi sëñ Racine moom tamit ñu ngi ko koy jox ak aussi jabaram muy Banna ñoom lañ ko jox tey di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah